yóbbaale de man nga ma yóbbaale de mbay ndax ma toj ndax man mii ma toj mais kontaan naa ci maa ngi leen di ziar bu baax 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 bëgg waxtaan ak yéen rek ci ay quelques points yoo xam ne dañ koy résumer pour rek week-end bi au moins ñu tëje ko ay xew-xew yu fi xew yoo xam ne mën nañu jariñ te kenn ku ci nekk bu ko déggee aussi mën na ci jariñ moroomam. maa ngi félicité ñëpp nag d'ores et déjà ndax xaj na am na ñu ci bari ñoo xam ne dañ naan ma nuyu fayuma leen wala nangam waaye xaj na su ma toppee di nuyu ñëpp ma faal Mr Xu su ma toppee di nuyu ñëpp xaj na li ma war a wax temps bi day dem te nit ñi amuñu temps mais d'ores et déjà maa ngi wax ne nuyu naa ñëpp sargal naa ñëpp ziar naa ñëpp message yi nit ñi may message messenger message yi ñu may message WhatsApp maa ngi koy gis félicitations yi maa ngi koy gis ñu xam ne liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp luñ ma mënti gërëm it wala luñ ma mënti sant ci ni may waxee wala li may mënti waxit lu mu am njariñ yéen ñii yéen a tax wax jooju di am njariñ ndax yéen ñi ko partagé ba nit ñooñu gis ko di ma ci félicité di ma ci ñaanal yàlla léeg-léeg ma dégg ñaan yoo xam ne sax damay sant yàlla ndax benn rek bu ma ci dalee ñun ñi ñëpp mën nañoo tekki kon nag maa ngi leen di sant bu baax yéen ñëpp ñi may félicité ñi may encouragé ñi may ñaanal même ñi àndul ak man d'accord ñoo ak man jël ma PV xamal ma lu tax d'accord ñoo ak man ma waxtaan ak ñoom soit ma convaincre leen soit duma leen convaincre yooyu yëpp ñooñu ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di tàmbalee suñu waxtaan tey di félicité Lions yi basket yi comme rek niñ ko war a defee rek ci wàllum sport ñu ngi ci sant suñu Lions yi di leen félicité di leen encouragé di leen ñaanal yàlla may leen ndam ci loolu nga xamante ne bi moom lañ nekk muy finalu coupe d'Afrique ci wàllum basket parce que bu ñu amee ndam Sénégal yëpp ñoo am ndam kon nag Lions yi ci wàllu basket nañ leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen tawféex may leen ndam ci li nga xamante ne bi moom la ñuy wut. beneen wax bi ma bëgg a ubbee tey suñu waxtaan ci Senelec dëkk bii ma dëkk muy Diourbel foofu lay ubbee dama bëgg a wax waa Senelec ne leen lan la leen waa Diourbel def démb ci guddi courant bi coupé na plus de 30 fois yéen waa Sénégal yéen ngi dégg li ma leen di wax de entreprise bu mag bu toll ni Senelec di gagné ay milliards di liggéey ay milliards ci réewu Sénégal démb fii Diourbel courant bi coupé na plus de 30 fois exagéré wu ma de mbokk yi ma faal sali booy moraaw exagéré wu ma démb courant bi coupé na Diourbel plus de 30 fois est-ce que mën ngeen a imaginer dëkk boo xamante ne bii réew moo xam ne nee nañ dafa war a émerger réew moo xamante ne bii dafa war a am développement entreprise yi dox société yi dox appareil électronique yi nekk ci kër yi baax pour nit ñi nekk à l'aise courant bi di couper plus de 30 fois ci genn guddi waxuma leen en une journée de pourquoi ça Omar Gueye Mbaye Sey maa leen di bëgge bu baax maa leen di bëgge comment se fait-il que dëkk boo xam ne wala réew moo xam ne nee nañ dañoo bëgg mu émerger mënuñu sax maîtriser courant ba tey frigo yi nit ñi di yàqu ventilateur u nit ñi di yàqu ñuy tegaat askan bi yeneen coono ci coono yi nga xamante ne bii daj nañ ko ba pare yéen waa Senelec yow la ministre de l'énergie waaye xoolaat leen seen liggéey ci région yi bopp bu fekkee poste courant yi doyuñu waaye yóbbu leen nit ñi ay poste de courant quand même tàngaay bii nga xam ne moo am surtout ci région yi mel ni Diourbel gii ma dëkk ay 45 degré ñuy couper courant bi ay 30 fois ci bu genn guddi te wax naa leen ci semaine yële ne leen chaque ñetti waxtu courant bi coupé mais fan lañ jëm ñun naka la ñuy développé ñun naka la ñuy nekkee à l'aise
xool leen ni may ñaqee Jurbel nii, xool leen ni may yore serviette nii, tout le temps je suis comme ça ndax tàngaay. mais ventilo bi lay upp sax mais problème la ndax dañuy couper courant bi. entreprise yi nekk fii benn entreprise mënta dox. boo yoree tey sa viande fraîche wala nga yor sa jën wala légume mais amuloo foo ko conserver. problème mu conservation dafa am ci région yi. seen légume yaa ngi nëpp, seen jën yaa ngi nëpp, seen yàpp bi mi ngi nëpp, parce que glace gi nga xamante ne bi moom nga waroon a jëndi tey glace pour glacer ko sax courant bi coupé na. mais ñun fan lañ jëm, fan lañ jëm mbokk yi. nit ñi bu ñuy wax waxuñu parce que daf ñoo neex ñuy wax wala dañoo am temps di wax. ñun dañuy liggéey, ñu ngi ci réew mi fii mais dañuy liggéey, dañoo yor suñuy profession di liggéey. mais dagg gi ñuy jël suñu temps di expliquer Sénégalais yi c'est pour que nit ñi xam ne nit ñi nga xam ne ñoo war a jiite mbir yi dañoo tegu mbir yi ci aw yoon. loolu rekk la. mais comment se fait-il que soo coupé courant bi frigo yi guddi googu yëpp frigo yooyu duñu am glace. waaw frigo yooyu bu ñu amul glace jën yi nekkoon ci région bi lan moo leen di conserver. yàpp bi nekkoon ci région bi lan moo leen di conserver ak ci tabaski gii ñu jóge. légumes yi lan moo leen di conserver. mais Senelec nañ xoolal seen bopp ñoom tamit vraiment ah. te facture courant bi bu ñëwee duñ si wàññi dërëm. duñu calculer jours yi ñu doon couper courant bi wala heure yi nga xamante ne bii indil nañ askan bi manque à gagner ah. mais sax ñu ne wàññi nañ lii benn 5% ci facture bi ndax tooñ guñ leen tooñ. gis nga ñi yore suñu entreprise nationale yi il faut ñu jàngal leen éthique, il faut ñu jàngal leen tuuti ci pédagogie. gis ngeen Japon benn agence de voyage retardu 10 minutes d'avion, gis nga 10 minutes donc vol bi waroon départ mu retardé ko. compagnie aérienne bi yëpp dafa ñëw ci kanamu passager yi ñu sëgg 10 minutes ci seen kanam sëgg durant 10 minutes ngir jéggalu leen 10 minutes yi nga xam ne tardeel nañ leen ko. xool leen niveau boobu ci wàllu éthique, xool leen niveau boobu ci wàllu fonk doomu aadama. est-ce que da ngeen nu ma wax Japon laa leen wax 10 minutes donc agence de voyage tardeel ko ay passagers am dañoo sëgg 10 minutes yooyu sëgg ko ngir jéggalu leen. mais réew moo xam ne njiit bi mënul sax gérer électricité, nga xam ne mooy doxal industrie yi, nga xam ne mooy yore kër yi, nga xam ne mooy conserver lekk yi, nga xam ne transformation bi nga xam ne moom la nit ki war a def ci yaramam sax électricité daf ci am solo. ñu yor nguur goo xam ne maîtriser wuñ jusqu'à présent électricité te wax ne ñi ngi jëme Sénégal ci yoon bu baax. dañuy nax suñu bopp rek, dañuy nax suñu bopp rek. Macky Sall bu leen gëmloowee ne mi ngi jëme Sénégal fenn dañuy nax suñu bopp rek. ku mënul gérer ci électricité Sénégal, ku mënul région yi ak population yu ndaw yi Diourbel gii nga xam ne population 130 000 140 000 habitants, tu ne peux même pas gérer l'électricité. man damay nekk Espagne ñaar fukki at duma gis coupure. yéen ñi nekk France wala yéen ñi nekk Suisse wala États-Unis Canada ndax gis ngeen courant ba di coupé? ndax gis ngeen fa sax basse tension bu wàcc sax ndax gis ngeen ko? waxuma laa courant buy coupé. courant ba bu coupé foofu manque à gagner ba kenn xamul nu mu toll. fii nag ils se permettent ñuy couper courant bi plus de 30 fois par jour. Macky Sall yaag sa ministre énergie xoolaat leen seen liggéey, xoolaat leen seen liggéey, bàyyi leen fi sax ndono bu tane ndax yàq ngeen réew mi ba pare. yàq ngeen réew mi ba pare te mënatuñ ci dara. kon xoolaat leen Macky Sall ak ministre am nañ xoolaat bu baax seen programme ak seen ay projet ci d'électrification. parce que mënuloo yow ne da ngay dem ci àll bi ay 500 kilomètres wala 200 kilomètres di fa yóbbu courant alors que courant yi ci ville bi mënaguloo ko sax maîtriser. defaral d'abord li nga yore ba pare balaa ngay politique naan PUDC
yóbbu na courant bi bërëb sàngam PUDC dem na ci village sàngam. D'abord yow région bi nga dëkk du région yi ville yi mais maîtriser l'électricité bi ba pare mais nguur goo xam ne mënagul maîtriser électricité wu ville yi naan day def ay PUDC damay yóbbu électrification bi dëkk sàngam dëkk sàngam alors que manque à gagner bi am ci région yi ville yi fii kenn xamul nu mu toll. tey boo demee marché Ndoumbé Diop bu Diourbel mënuñu conserver seen ay jën nii yàpp nii légumes ndax courant bi di coupé amuñu glace amuñu dara ndax boo courant bi coupé fu ñuy fabriquer glace ah bu courant coupé kuy fabriquer glace ndax même bu dee usine glace am na fi usine glace boobu ci courant lay dox bu courant bi coupé kon nu ñuy fabriquer glace bu courant bi coupé frigo yi ci kër yi naka la ñuy fabriquer bu courant bi coupé naka la ñuy amee mburu ku ci nekk xam na ne boulangerie yi ci Sénégal farine bi glace moo koy defar te la majorité dañuy jënd glace abonné ko ci kër yi ñoo leen di indil ñii 10 mbuus ñii 20 mbuus loolu la ñuy boole toj ko jaxasee ko pat bi ci pétrin bi pour defar patu mburu ay waay Sénégal li nu dese bari na de bu ñu fi nekk di jay sunu bopp de li nu desee ko bari ci liggéey ndax ñii fi nekk dañoo jaaragut ci yoonu liggéey ñaar yooyu rek won na leen ne ñun Sénégal mënaguñoo dem fenn bu courant bi coupé rek doo am légume doo am jën doo am yàpp doo am mburu waa ñeent yi nga xañ ko population bi mais kan ngay xañ nekk dem askan bi lay loru la yow parce que yow yaa ngi ci sa bureau parce que yow am nga budget bu doy parce que yow sa yàpp ak say kii sa jën mën nga ko conserver sa kër parce que yor nga frigo boo xam ne fayoo courant fayoo ndox fayoo dara yow yor nga ay groupe électrogène yu mag yoo xamante ne bi tey bu courant bi coupé ñoo ñu déclenché gérer la sa ndox gérer la sa courant wu kër nga mën a conserver say lekk conserver sa lépp léegi nga bàyyi askanu Sénégal ville bi ñoom seen courant yi di coupé tu t'en fous amul sax une lettre d'excuse mbokk yi cay Sénégal amul sax une lettre boo xam ne tey Sénélec bind na ko ne ñoo ngi demander une excuse aux Sénégalais ci lor yi ñu leen di lor ak yi ngeen di ameel Sénégalais yi moo tax du ñu avancer ñoom moo tax ci fitna la ñuy dëkk ñoom toujours waaw ak bi nga xamante ne bi moom la nguurug Sénégal ak dirigeant yi lu mel ni Sénélec di ameel askan bi te binduñu leen sax lettre ne leen maa ngi leen di jéggalu ci courant bi may coupé di leen xañ courant ngeen di ngeen nekk ci souffrir ci tàngoor bu metti di leen xañ courant doo leen am jën bu baax di leen xañ courant doo leen am yàpp bu baax di leen xañ courant doo leen am légumes yu baax suñu dundin suñu alimentation di yàqu kon yaa ngi ñuy lor yéen a ngi ñuy lor waa Sénélec yéen a ngi ñuy lor parce que duñu am sax mburu bu baax bu ñu lekk parce que courant bi coupé na yow directeur généralu Sénélec yow ak say administration yéen a ngi noos si yéen parce que am ngeen lépp vous vous en foutez dem ngeen week-end poste de courant bi yàqu na dem ngeen week-end seen yoon nekku ci dem ngeen Saly wala ngeen dem Somone wala Toubab Jalaaw wala ngeen dem fu leen neex nekk fa ci seeni piscine di pàccaxu au même moment yow directeur boobu dëkk bii di Diourbel courant bi nee na meng nga tëdd yow sa yoon nekku ci lundi rek bu ma liggéey see rek lundi rek su ma liggéey see rek lii rek la ñu nekke ñaaw na trop. ma ñëw ci beneen point bi bavure policière bi xewati démb Thiès kooku ñu naan El Capo nee nañu dafa sànni booy bi xeer bi toj bopp bi mu dee waaye yéen El Capo nee nañu du policier de c'est un indicateur ab indicateur naka lay amee autoritaire sol sax tenue police di sol cap di sol badge bay yor sax fetal kooku est-ce que indicateur la je pense que kilifa yi nga xamante ne bi ñoom ñooy commissariat de police bi nga xamante ne bi foofu la El Capo nekk war nañu génn ñoom ñu leeral askan bi kan mooy El Capo moomu ndax policier la
kañ la dugg ci police bi lan moo ko dugal ci police bi ak xeer wi mu sànni booy bi bu dee moom moo ko sànni xeer lan moo waral mu sànni xeer nit kuy daw ban loi moo digal ab policier ne la bu nit dee daw dóor ko xeer ban loi man loolu rek lay wax il faut que ñu former waat suñu force de l'ordre yi suñu police bii il faut que ñu former waat leen manqué nañ formation bu baree bare suñu police bi manqué na formation bu bare ci lu bare ci pédagogie ci naka ngay waxee ak nit ci nit ki bu fekkee dafa violent naka nga war a comporter woo ci lépp c'est rare ngay gis policier boo xam ne fekk na manifestation wala mbooloo mu mer mu utiliser xel ak xolam ak pédagogie ba mën leen convaincre c'est rare lii xalaatu policier bi rek mooy génne dóor jaajëf Pape Dia Pape Mballo Thomas Assane Diagne maa lay bëggee El Hadj Cham maa leen di ziar baax di leen ziar yéen ñëpp ñu ñuy suivre di leen remercier ci li ngeen di aimer ak li ngeen di partager ñu ngi leen ci sant bu baax c'est rare ngay gis policier boo xam ne am na pédagogie boo xam ne dana mën a jàkkaarloog askan bi leeral leen wax ak ñoom ci jàmm ak salaam dóor rek padde gis ngeen fi benn policier bu padd benn handicapé gis ngeen fi plus de 5 personnes yoo xam ne nee nañ policier moo leen rey te ba léegi gisu leen ñu ubbi enquête gisu leen ñu def dara kii ñuy wax El Capo nag man bëggoon naa ñu leeral ma kan mooy El Capo kañ la dugg ci police bi nan la dugg ci police bi ndax ñenn ñi nee nañ indicateur la ab indicateur nan la mën a defee formation ban niveau la am ak ban concours la def ba war a mën a dugg ci police bay doon policier bay am autoritarisme pour mën di interpeller ay nit ci mbedd mi ba kooko di daw bam di ko dóor xeer ci bopp ba muy dee lii lépp nag buy xew da ngeen di gis njiitu réew mi rek saa bu tojaange xewee ci réew mi njaaxum xew ci réew mi ngeen gis njiitu réew mi jël avion pour lan lu muy daw du toog jël ay responsabilités seetlu leen Macky Sall saa bu manifestation amee wala njaaxum wala dara rek jël na avion daw irresponsabilité boo xamante ne bi kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu irresponsabilité bi day koo xam ne yow parewuloo sax pour affronter ay jafe-jafe ci sa réew da ngay daw rek pourquoi muy daw commissaire bi li mu def nit ñaa ngi ci di ko lijjanti ñu ne déetawaay ci suba sa benn policier dóor xeer ko un supposé policier un supposé parce que ñenn ñi ngi naan c'est un indicateur buy sol tenue yor fetal yor casquette yor insigne police yor lépp waaye Sénégal lan moo ñu dal ñun lan moo ñu dal ba war a mériter njiit yu mel nii lan moo ñu dal ba war a mën a am njiit yoo xam ne pourtant ñun ñi nekk fii di suivre ñun ñi nekk ci réseaux sociaux ñun ñi nekk ci live yi benn waaye sax mi ngi naa ma Assane defa yow activiste ngeen ma ne leen man duma activiste je suis un analyste mais duma activiste parce que duma nekk fii di wax ay wax yu ñàkk fayda wala may saaga wala may nekk di déborder yenn mbir yi dinaa énervé nag dinaa énervé léeg-léeg ma wax léeg-léeg ma énervé bu baax ba nit ñi xam ne énervé naa mais ci biir wax ji ak li may yëg moo may énervé loo mais ça ne veut pas dire que nii damay nekk am intention wu di wax yenn wax yi mais des fois di nga gis loo xamante ni bi ci réew mi di nga mer ba doo xam looy bëgg a wax loo bëgg a wax xeeb ko parce que da ngay gis njiit yoo xam ne amuñu benn fulla amuñu fayda daw seen ay responsabilité lu xew ñu koy falang keneen lu xew rek ñu falaxe ko daal di dem bëgg a dédramatiser mbir yi gis nga bu dee bitim réew la li tax tubaab yi gën ñu des fois nañ ko waxte de tubaab yi am na jikko yoo xam ne ñoo nu ko gën le yéen ñi nekk bitim réew yéen a ngi koy gis tubaab yi am na jikko yoo xam ne ñoo ñu ko gën le parce que ñoom am nañ jom
ñun nag ñu jiite la majeure partie amuñu jom mooy da ngay gis tojaange sa ministère def ko wala tojaange yow sa département def ko doo am jom ak fulaay démissionné tubaab bi ñoo nu gën foofu si Bambi ñoo nu gën foofu fop parce que ñoom am nañ jom am nañ ngor parce que xooluñu siège bi nu toog fii nag da ngay gis ñu fal fi nit directeur wala ñu def fi nit commissaire wala ñu def fi nit magistrat wala ñu def fi nit ministre wala dara moom fi mu toog rek moom chaise bi mu toog rek lay xool est-ce que comprendre ngeen su jàpp na ne su réagir réaction bu ndaw sax ñu dàq ko ba tax na du ci sax bëgg a dugg waaye nag uude nam la gisee lay awale bu fekkee njiitu réew mi ci boppam moo jëlut ay responsabilité am ba lu xew mu daw ministre yi dañuy daw DG yi dañuy daw kenn du jël seen responsabilité dañ koy falang administration bi rek loo wax rek ñu ne c'est l'administration loo wax rek ñu ne c'est l'administration mais ñaaw na trop metti na trop force de l'ordre yi muy police ak gendarmerie waaye dese nañ tàggat jeunes yi ci nekk war nañ leen a tàggat lu bari balaa ñu leen di def ay policiers xamal leen naka la ñuy comporter woo devant les gens xamal leen ne dañoo war a respecter d'abord seen bopp tenue bi ñuy sol ñoom nañ ko respecter ba pare pour boog a laaj nit ki mu respecter leen au contraire policier bi nit ki waru koy gis di tiit policier nit waru koo gis di ragal wala muy daw policier nit ki daf ko war a gis sentir ne il est en sécurité man loolu laa jàpp ci police man li ma yaakaaroon ci police mooy su ma la gisee man damay jàpp ne maa ngi en sécurité damay kontaan ndax jàpp ne man sama xel dal na mais di gis policier di tiit di gis policier di daw di gis policier di ragal c'est parce que police bi ci boppam tàggat bi ñu leen war a tàggat pour ñu am comportement boobu ba doomu aadama bi sentir ne léegi man je suis à l'aise avec ma police tàggat boobu moo amul kon ñoo ngi ñaan autorité yi gën leen a xarañ gën leen a yokk seen xarañte ngir tàggat sunu policiers yi ci wàllum pédagogie ak ci wàllum éthique ngir ñu xam ne ñoom jom ak ngor dañ ko war a làmboo saa su ne kenn waru leen tax ñuy jaay seen ngor di racket pédagogie ngir ñu xam ne ñoom dañoo war a am comportement bu respectueux devant les gens loolu mooy mën a tax population bi mën leen ñeme loolu mooy mën a tax collaboration bi war a am entre police ak population bi mën a am ba sécurité mën a am ci réew mi voilà vraiment dëgg-dëgg ñaaw na trop li nga xamante ne bi am na ci loolu nag moo may pousser sax ma wax ne dañu war a réformer armée bi ak police ak gendarmerie yépp dañoo nécessiter une réforme parce que man damaa jot ay policiers li ma leen di wax nii c'est de l'information damaa jot ay policiers ñu ne ma Assane ñun dañoo fayul fay gu baax ba war a mën a tax ñun ñuy mën a def suñu liggéey ma jot gendarme mu ne ma Assane dañoo fayul fay gu baax ba war a mën a tax ñun ñuy def suñu liggéey ñu ne ma koo ci gis 130 000 140 000 150 000 lay fayeeku balaa weer bi di dee yow lépp di nga ko fayee ci boutique bi ba commencé waat di leb ñu ne ma lii moo tax ñuy racket ci mbedd mi bien que du raison mais ñoom avancé nañ boobu raison beneen raison bi ñu avancé mooy solde yi yemul entre police ak gendarmerie nee nañ ma solde yi yemuñu policiers yi dañuy mer lan moo tax gendarme yi gën leen solde dañuy mer ci loolu kon loolu laaj nañu réformer ko parce que benn lañu ñoo bokk liggéey bi policiers yi ak gendarme yi benn lañu waruñoo ëppalante salaire ba ñenn ñi di mer te loolu ay policiers wax nañ ma ko man kenn nettaliwu ma ko ba ca des mooy grade yi ki nga xam ne lieutenant la ci police bokkul ak lieutenant bi nekk gendarmerie lieutenant bi nekk gendarmerie moo ko gën a fort pour lan loolu tamit policiers yi dañ cee mer li ma leen di wax nii ay secret la pour ngeen xam lan moo waral policiers yi di mer lan moo indi mer gi
maanaam lieutenant bi ne police ak lieutenant bi ne armée ak lieutenant bi ne gendarmerie bokkuñu nu ñuy avancer bokkuñu salaire bokkuñu dara alors que ñoo yor même grade lieutenant bi lañ yore. inégalité yooyu moo am ci biir armée bi ba laaj nañu réformer ko. ba ca des mooy seeni indemnité suñu retraité da ngay gis un professeur d'université su retraité di am ay 700 000 800 000 par mois indemnité maanaam de retraite mais da ngay gis ab colonel wala ab lieutenant colonel boo xamante ne bi dafay retraité di am ay 300 000 wala moins de 300 000 loolu policiers yi ak soldats si wax nañ ma ko. est-ce que gis ngeen différence bi mbokk yi Bambi li xew ci réew mi frustration bi moo bari soxna Bambi àq yi moo bari ci réew mi wallahi àq yi ma jaw àq yi moo bari. da ngay gis ab policier bu nekk lieutenant police lieutenant gendarmerie ba gën koo fort ëpp ko salaire mu mer ci loolu. nga gis ab colonel boo xamante ne bi servir na l'armée ba retraité am moins de 300 000 indemnité de retraite professeur université bi di am 700 000 wala 800 000 inégalité la. loolu yëpp wax nañ ma ko loolu moo waral ñuy demander une réforme profonde de l'armée, une réforme du ministère de l'intérieur ak ministère de l'armée des forces armées. ñu réformer leen ngir ñaari corps yooyu d'abord ñu tolloole leen ba nga xam ne policier ak gendarme xam ne ñoo yem ñoom ñëpp sécurité la ñuy liggéeyal. ñaareel ba seeni grade ñu yem avancement bu fekkee ku ne dañ ne la boo defee 2 ans wala 3 ans nga avancé ku ci def 2 ans wala 3 ans mu avancé bu dee 5 ans la ku ci def 5 ans nga avancé ñu yem. indemnité yi tamit ñu jox leen gëdd boo xamante ne bii boo demee ba retraité di nga am loo suturloo. loolu ñoo ngi koy ñaan ci ñetti point yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo yilif loolu muy wàllu armée police ak ministère de l'intérieur ndax soldats si policiers yi ak gendarme yi xamal nañ ma seen naqar ci loolu wax nañ ma ne ñoom dañuy souffrir dans le silence. loolu metti na leen te yéen ñi nga xam ne yéenay officiers yi yéen généraux yi yow ministre de l'intérieur yow ministre des forces armées yow Macky Sall su ngeen déggee li ma wax di ngeen xam ne li ma leen wax dëgg la parce que loolu la amee man ooma dara lu ma ciy fen ay policiers ay gendarmes ay militaires ñoo ma wax seen naqar duñu sax am ay si amuñu droit am syndicat. am nañ droit syndiqué pour wax seeni droit xañ gi ñu leen xañ ñu am syndicat moo waral ñoom police bi armée bi ak gendarmerie mënuñoo kaas seeni droit. comme mënuñoo kaas seeni droit nag porteur de voix yi ñu doon ñun ñi di ñu wax li leen naqari pour ñu waxal leen ko pour waa Sénégal xam ne ñoom lii naqari na leen. jërëjëf ñoo ngi leen di jaar Cheikh Mbaye Mokhtar Pape Momar dañ ñu ko wax pour ñu waxal leen ko pour waa Sénégal xam ne policiers yi nee nañ ñi ngi def seen liggéey mais dañoo am lu leen metti dañoo war a am droit am syndicat seen syndicat di kaas seeni droit ca ministère de l'intérieur ngir ñu mën leen a teg ci aw yoon. armée bi la même chose gendarmerie la même chose ndax li ma leen wax ci solde yi am na problème grade yi am na problème indemnité yi am na problème am nañ droit tamit am syndicat pour manifester laaj seen ay droit parce que bitim réew am na fa. France su amee police buy manifester am syndicat am gendarmerie bu am syndicat Espagne am gendarmerie bu am syndicat am police bu am syndicat mais Sénégal police ak gendarmerie armée war nañoo mën a am syndicat. syndicat lu muy jariñ syndicat jariñul lu dul li nga xam ne mooy seeni intérêt ñoom police boobu ak gendarmerie ñi di ko défendre devant le ministère de l'intérieur. lii rek la syndicat taxul mu am benn révolution syndicat taxul nit ñi di mer syndicat taxul guerre am fi. syndicat de la police bu amee day tax syndicat boobu mën a dem toog ak ministère de l'intérieur ne leen police mer nañ kat nee nañu seen salaire bii baaxul police mer nañ kat nee nañu seen grade yi avancement yi gendarmerie yi ñoo leen gën a gaaw. bu ko defee syndicat wu gendarmerie yi tamit noonu ñu daal di boole ministère de l'intérieur ak forces armées ñu réunir waxtaan ngir teg leen ñoom ñëpp ci yoon ne léegi yokk nañ salaire u policiers yi ngir racket bi wàññeeku. doone sax racket bi mën na fay jeex mais suñu leen joxoon salaire bu baax sax ñoom policiers yi
ak gendarmerie ak armée bi mais gars ñi dinañ sawar tuuti mais sawaruñu parce que fayuñu leen fay gu baax moo tax ñuy racket bu ko kenn nëbb sénégalais yi loolooy dëgg racket bi c'est systématique ci police ak gendarmerie c'est systématique ki taxaw ci mbedd mi day encaisser bu delloo ca poste ba day mosal commissaire mosal poste bi ci boppam ñi fa nekkoon tey keroog ci poste bi moom ci boppam mu mos dara racket boobu c'est systématique kilifa gi nga xam ne moo yor sécurité nationale réew mi moo mas a bind lettre pour di dénoncer loolu kon loolu gis nañ ko dul may wax nii lu bees kon ñoo ngi ñaan Macky Sall ay mbokkam ay ministre am ay nangam déglu leen ñu ñun li ñuy wax waxuñu ko ngir soxor waxuñu ko ngir iñaan li nu policiers yi wax ak gendarme yi ak militaires yi tam naqari leen te ñoom ñu war a souffrir dans le silence loolu rek moom lañ leen jottali ñu ngi leen di ñaan ngeen déggoo ko ak xel te bañ koo déggee ak xol. TFM dama leen a seetaan démb ñuy def le procès du PDS TFM de Bouba Ndour ak Youssou Ndour seetaan naa leen dem ñuy def le procès du parti démocratique sénégalais. Comment se fait-il que ab organe de presse Bouba Ndour yaakaar naa mooy directeur télévision bi maa ngi ziar maam Sène maa ngi lay bëggee ma sœur Cheikh Ahmed Tidiane Sall maa ngi lay bëggee Leuz bëgg naa la Tafa Touré ñu ngi leen di ziar Penda Mbaye maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. Comment se fait-il que TFM jël benn parti politique di def procès am mel ni ñoom waa TFM ñoom li ñuy wax loolu mooy dëgg en fait ñoom analyser tuñu pour informer sénégalais yi mais en fait dañoo nekk di atte ay parti ak ay kuréel. maa ngi wax Ablaye Der ne ko sa programme bi ak Bouba Ndour xoolaat leen ko bu fekkente ne bi da ngeen a bëgg a détourner opinion Sénégal mën ngeen détourner une partie de l'opinion mooy ñi leen di seetaan mais am na ñoo xam ne maa ngi leen di xamal yéen Bouba Ndour yéen waa TFM ne mënu leen a détourner parce que opinion bu fekkente ne bii da ngeen di def analyse ci ab parti politique da ngeen a war a samp ay laaj waa parti bi lu tax nangam parti bi de lu tax nangam wala yaakaar nañu nangam wala lu tax lii wala lu tax lii mais jàpp PDS di ko tong pour tasaare ko kooku liggéeyal Macky Sall la. ñun nag jàng dañ communication ba tax na soo waxee dañuy xam fa nga jëm parce que ku ci nekk xam na ne programme télévision ni muy demee balaa ngeen di def émission bi yéen ñi nga xam ne yéenay éditorialiste yi yéen ñi nga xam ne yéenay journaliste yi yéen ñu ko séq di ngeen waxtaane programme bi ngeen war a waxtaane naka lay tëddee kon yéen waa TFM da ngeen di waxtaane point yi ngeen war a waxtaane da ngeen koy tënk ba pare agencé ko ba pare door koo waxtaane jàpp parti wu jàmbur nag di ko tong kooku liggéeyal Macky Sall la loolu moo tax nit ñi xam ne télévision Youssou Ndour liggéeyal Macky Sall pour déstabiliser l'opposition mooy seen liggéey loolu nag bu fekkente ne bi Ablaye Der yow tu en tant que journaliste war nga daw loolu parce que Bouba Ndour du journaliste Fou Malade mi toog foofu du journaliste Charles du journaliste ñi ngeen invité foofu duñ ay journaliste Pape Djibril laa fa gis ne moo fay journaliste ak yow Ablaye Der mais su fekkente ne bi yéen journalistes yi yéen a ngi invité ay nit ñuy analyser moo xam parti politique wala histoire wala phénomène da ngeen di invité ay nit ñoo xamante ni bii d'abord seen xam-xam màcc na ci ñaareel ba amuñu parloo mais léegi da ngeen di xool jàkkaarloo da ngeen di xam ne c'est une émission de parloo émission la boo xam ne dañ ko def nii écran pour wax nit ñi ne waaw léeg-léeg ñu invité ku bokk ci opposition bi benn voix la mu ñëw wax mais da ngay xool tout le reste dañ koy noyer c'est une stratégie de communication pour déstabiliser l'opposition. Abdoulaye Der maa ngi lay ñaan na nga xoolaat bu baax sa programme Abdoulaye Der maa ngi lay ñaan waaye mënuloo ko parce que ci sa wet mooy sa patron moo lay wax ni ngay orienter question yi moo leen di wax ni ngeen di orienter débat bi su fekkee Bouba Ndour moo leen di wax ni ngeen di orienter débat bi
kon na ngeen xam ne jàkkaarloo émission la boo xam ne dañ ko utiliser justement pour déstabiliser l'opposition parce que démb li ma gis mooy tong-tong PDS li may dégg léeg-léeg mooy tong-tong parti Rewmi mooy tong-tong Idrissa Seck pour jéem leen a néewal doole yéen seen rôle jàkkaarloo ak TFM seen rôle warta nekk néewal doole parti politique seen rôle warta nekk néewal doole ab leader politique seen rôle moo mim li mu war a nekk mooy le service public d'abord émission bi le service public moom ngeen ci war a xool mais waru leen a jéem a déstabiliser parti politique waru leen a jéem a déstabiliser un leader politique wala ngeen koy tuutil wala ngeen koy ñàkkal fayda waaw vraiment daal li ma leen bëggoon wax ci loolu mooy war nañ xoolaat seen bopp waa jàkkaarloo TFM en général war nañ xoolaat seen ay programme parce que défendre nguur moom du loolu moo leen yëkkati servir les sénégalais jox sénégalais yi information ah moo leen war a yëkkati mais pas détourner l'opinion ku ci nekk xam na nag ñun jàng nañ ko de comment faire pour détourner l'opinion en utilisant votre télévision ñun xam nañ ko Sénégal géppit xam nañ ko maa ngi leen di ñaan partager leen ma message bi ngir waa TFM gis ko ñu xam ne waa Sénégal xam nañ ne ñoom dañuy utiliser seen télévision pour détourner l'opinion pour déstabiliser l'opposition pour le plaisir de Macky Sall. Je répète, la TFM est en train de détourner l'opinion pour déstabiliser l'opposition pour le plaisir de Macky Sall. Loolu mooy message bi nga xamante ne bi bëggoon naa ko jox waa TFM. Sixième point bi mooy le ministère de la justice. Le ministère de la justice lu dangereux xew na fa jaay nationalité sénégalaise ci 1 million de francs ay wàjjilem dégg naa ne dañ doon jaay nationalité sénégalaise pour 1 million de francs ana le ministre de la justice yéen a ngi dégg wax ji journal yi di ci wax nii rek mais est-ce que xam ngeen loolu niveau de gravité bi fu mu toll est-ce que xam ngeen le niveau de gravité bi jaay 1 million de francs nationalité sénégalaise xam ngeen degré de gravité bi fu mu toll ministre de la justice dafa war a def conférence de presse mu leeral sénégalais yi c'est pas un communiqué c'est pas jàpp nañu waa ji ko doon def déedéet le ministre de la justice maa ngi koy interpeller assemblée nationale au Sénégal la war a dem leeral askanu Sénégal lan moo waral ñu doon jaay 1 million de francs nationalité sénégalaise ay syriens ak ay libanais le ministre de la justice laa wax le ministre de la justice kooku Sall kooku sant Sall nga xam ne il s'est empressé à arrêter Guy Marius Sagna il s'est empressé à arrêter Adama Gaye pour montrer que ni yow yaa ngi liggéey waaw merci ministre yaa ngi liggéey merci mais ministre leeral ñu lan moo waral ñuy jaay nationalité sénégalaise à 1 million de francs à des Syriens et des Libanais leeralal ñu ko devant l'Assemblée nationale leeralal ñu ko aussi devant une conférence de presse devant tous les journalistes du Sénégal parce que nag war nga leeralal yow ministre bi Sénégal pourquoi ak fan la ak kan la ak naka la parce que ci sa ministère la amee mais loolu mooy danger bi Arona boo gisee ma wax ne nit ñi xamaguñu danger bi ay Syriens ay Libanais nga leen di jaay nationalité sénégalaise ci réew mi kenn dootu loon contrôler ñu leen di jàppe ay sénégalais ñuy voyager nu mu leen neexee mën a dem Syrie mën a dem Yémen mais buñ defee tooxi doona ci réew mi nag ay sénégalais la ñuy wax ne moom lañu mais xool leen degré gravité loolu ay waay Sénégal xanaa yëguñu lii xew ay waay réew bas
Cheikh Faye maa lay bëggee. Mais comment se fait-il que heure bii tey mais ministre bi doon ngand xam nga bi Guy Marius Sagna génnee wax noonu rek dañ koo jàpp rek mu daal di génne woy je fais mon travail personne ne peut m'empêcher de faire mon travail. Adama Gaye coow Adama Gaye rek nga dégg mu génne woy personne ne peut m'empêcher de faire mon travail. D'accord ministre Sall d'accord bu la kenn empêcher nga def sa travail mais defal tamit sa travail ci ñan ñoo sàcc turu Sénégal di ko jaayee 1 million de francs ci sa ministère. yow ministre Sall laa wax yow ministre Sall nee nga yaa ngi def ci sa liggéey ci offense au chef de l'État. Defal sa liggéey ci lii moo gën a garaaw te ça concerne la sécurité nationale du Sénégal. maa ngi lay interpeller yow ministre. La sécurité nationale du Sénégal est interpellée et menacée. Sécurité réew mi menacé wu na su fekkente ne bii dañoo jaay ay Syriens ak ay Libanais 1 million de francs nationalité sénégalaise te ñooñu xamuñu ñooy ñan. ana ñu kan lañu Syriens yi lu tax ñu leen di jaay nationalité Sénégal lu tax ñu war leen ko jox Libanais yooyu lu tax ñu war leen jox nationalité Sénégal di leen permettre ñuy voyager di dem ak a ñëw xamuñu ñoom lan mooy seen ay intention. kon ministre bi loolu laaj na conférence de presse laaj na nga leeral ko devant l'Assemblée nationale du Sénégal. loolu maa ngi leen di jël yéen ñëpp en témoin le ministre Sall war na dem Assemblée nationale du Sénégal mu leeral war na def conférence de presse mu leeral Sénégalais yi nationalité sénégalaise naka lañ ko mën a jaayee 1 million de francs ci ministère am te génnul mu leeral ko. ak ñooñu ñi ko jox biñ leen identifier ñaata nit lañu ñaata yoon lañ ko def parce que il faut ñu xam ko ñaata nit lañ ko jaay depuis quand ñi ngi koy jaay ñaata nit lañ ci jaay ndax identifier nañ nit ñooñu ndax nit ñooñu ñu ko jaay ñooy ñan fan lañ jóge lan mooy seen CV lan mooy seen curriculum ñu mën a xam ndax ay nit ñu dangereux lañ wala déet. loolu mooy njariñ bi du 1 million bi. njariñ bi mooy nit ñi ñu jaay nationalité sénégalaise bi nañ xam ndax fan lañ jóge lan mooy seen CV ndax mas nañoo def ay tooxi doona wala déet ak ñaata nit lañu ak yan nationalité la. loolu mooy mbir mi mbokk yi loolu mooy mbir mi. kon ministre gaawal nga génn ministre gaawal nga génn. pétrole bi nag ak ressources yi lay jeexale comme d'habitude duñ ko fàtte mukk déglu nañ ci lu ci bare bari commentaires yi ci bari pétrole bi ressources naturelles yi wax nañ ci waxati ci wax nañ ci gaz bi wax nañ ci zircon bi wax nañ ci or bi wax nañ ci phosphate bi wax nañ ci fer bi. Sénégal am na ressources naturelles yépp yemul rek ci pétrole ak gaz. moo tax des fois sama gaañ yi dinañ xabaabal sax di laalaale clashante ci seen biir comme jamono ji opposition bi ni ma gis ñuy def xeexante ci seen biir ku ne di wax diw na génn wax diw de waxul diw waxul ku ci nekk di jéem a wut position politique wala di wut buzz pour sa image. ñi ma dégg ñuy wax ñépp la majeure partie liñ bëgg rek mooy nit ñi defal leen ay vues yu bari pour ñuy gagner dara. mais problème mu Sénégal ressources naturelles yi du pétrole bi rek ak gaz bi da cee gën a fës nag gën cee garaaw waaye problème mu zircon baa ngi fi problème mu phosphate baa ngi fi problème mu oro Sabodala baa ngi fi problème mu fer baa ngi fi pétrole doog a ñëw gaz doog a ñëw. loolu yépp ressources naturelles yi Sénégal yi moom la ñu war a saytu ñu jox ñu ci ay leeral lu ci nekk li ci Sénégal am kat moo koy contrôler ñaata moo ciy dugg loolu di ci dugg fan la jëm ak ban loi de finances rectificative lay jaar. mbokku Sénégal bu ñu leen nax ku génn ak ku génnut amut solo Idrissa na génn ak bu mu génn ak
diw moo wax ci pétrole beeg diw waxu ci amul solo. xam ngeen la moo am solo ñaata lañ joxe ci suñu or bi ak lu ci Sénégal di gagné ñaata lañ joxe ci suñu phosphate bi ak lu ci Sénégal di gagné ñaata lañ joxe ci zircon bi ak lu ci Sénégal di gagné ñaata lañ joxe ci gaz bi ñaata lañ joxe ci pétrole bi ñaata lañ joxe ci fer bi loolu moom lañ war a dajale ñu xam ressources naturelles yi Sénégal yi nan la tëddee mais duwul na rek aca gën leen ñu dem fële ca c'est bien li doonoon objectif bi pour leeral nit ñi ci manifestation pétrole be gaz bi moo doonoon sénégalais yi xam waaw moo doonoon sénégalais yi xam te sénégalais yi xam nañ léegi donc il faut ñu jàll ci beneen étape il faut pas que ñu nekk di stagner ci état bu waaye gën leen ngeen wax ci pétrole bi gën leen ngeen wax ci pétrole bi ba kañ sénégalais yépp xam nañ ne pétrole bi dañ cee def tooxi doona xam nañ ko sénégalais yépp xam nañ ne Aliou Sall war naa leeral 6 000 milliards yi sénégalais yépp xam nañ ne Macky Sall moo gaawantu pasaree suñ pétrole jox ko rakam mu jaay ko mook Frank Timis sénégalais yépp xam nañ ne ñi ci war a dénoncer ñépp dénoncer nañ ko ak sa manière waa léegi lan moo ci des li ci des mooy ñu toog saytuku loolu yépp nga xamante ne bii mooy ressources yi ñu mën a taxaw wax sénégalais yi lii la mais chaque jour dem leen place de l'Obélisque rek ngeen taxaw ku ne def discours dem loolu amul sens man duma am na ci lo man bu wax dëgg jotee bu manifester jotee ma dem manifester mais su ma ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nag sénégalais yi comprendre li tax may manifester parce que nit ñi il faut ñu wax leen lan mooy objectifu manifestation objectifu manifestation du dem taal palais ba de déedéet kenn waxu ko kenn objectifu manifestation du dem di yàq réew mi objectifu manifestation du dem di toj ay bitig wala ay kii déedéet objectifu manifestation mooy nga yee askan bi génn yéen mbooloo mi wala ngeen taxaw média bi ñëw ngeen wax tooxi doona yi nguur gi di def pour askan wi xam ne nguur gi kat mi ngi def tooxi doona yii askan bi mooy juger nguur gi léegi mais nag bu kenn jàpp ne ci ay manifestation ci lañu war a basé yor suñuy yat wutali pale ba jàkkaarloog policiers yi rayante taal réew mi waxuñu loolu de déedéet manifestation c'est pour informer le peuple des désastres des crimes économiques commis par l'État du Sénégal information boobu ngay jox askan wi boo leen ko joxee ba pare xamal leen ne Sénégal am na zircon am na or am na pétrole am na gaz am na nii nguur gi joxe na ay contrat yu jaaduwul signeel na rakam pasaree nañ alali Sénégal banque de Dakar ñi ngi koy dégg ñi ngi ciy dégg rakam Sahel aviation ñi ngi ciy dégg rakam ñi ngi koy dégg ci caisse de dépôt et de consignation nangam sangam président bi def na lii askan wi xam léegi footu nañu ne Aliou Sall sama 400 000 kon message bi jàll na message biñ soxla woon jàll na léegi nag cos Petrogaz bi nga xamante ne bii teg nañ ko ngir mën a wax askanu Sénégal ressources naturelles yi te opposition bi toog fa ñooñu ñoo war a génn ñu leeral sénégalais yi ñaata teeni pétrole lañ joxe teeni pétrole yooyu ñu joxe parce que yamul rek pétrole be gaz bi yamul rek ci Rufisque ak Kayar damay dégg à chaque fois li indi woon manifestation bi yëpp Rufisque offshore la Kayar offshore te dégg naa am na 19 blocs waaw ñun ñu nekk di manifester ci ñaar ana 17 yi duñ ko laaj kon maa ngi bëgg sénégalais yi ñu ubbi seen xel gën koo yaatal ñaari bloc Rufisque ak Kayar rek nekku fi 19 blocs lañ joxe 19 blocs yooyu ñu joxe sénégalais yi dañoo war a xam ñan lañ ko jox ñaata lañ leen ko joxe kan ak kan lañ ko jox lu ci Sénégal am ak kañ la woon ak nan la ak naka la loolu il faut que dañuy toog ci kuréel googu nguur googu mën a génne loolu jox ko opposition bi càmbar ko ndax loolu ñu joxe dëgg la wala déet noonu la mbir yi mais mbir yi du dem ca pale ba di toj pale ba kum neex nag nga toog sa kër Viviane ma sœur Aliou Mbow kum neex nga toog sa kër ci benn réew ci àddina bi dem leen ngeen toj fële waaye
dem leen ngeen toj pale bi génn leen ngeen wax génn leen ngeen mais loolu mooy la il faut mbir mi nit ñi di ci demee ak intelligence man kenn gënuma bañ Macky Sall man kenn gënuma bañ Macky Sall laa wax bañ ko ci gestion laa wax de bañu ma ko ci nit nag ndax man duma bañ nit sama baat ci kaw duma bañ doomu aadama mais gestion ak yorinu réew mi ak politique gu Macky Sall maa ko gën a bañ ku yàlla bind waaye nag lii nga xamante ne bi moo am ci ressources naturelles yi Sénégal yi dañ koo war a saytu du ñaari bloc rek du Kayar ak Rufisque rek du 6 000 milliards rek ay centaines de milliers de milliards la dégg naa 162 000 milliards la ressources naturelles yi dégg naa ko de 162 000 milliards la yéen Rufisque rek ak Kayar moom ngeen di wax di manifester di toog place de l'Obélisque mais 162 000 milliards 162 000 milliards mooy xaalis bi loolu pour saytu ko nag il faut dañuy toog du ci dóorantey xeer du ci rayante parce que boo dóorantee xeer wala nga rayante doo xam information bi doo ko xam dañuy toog ak COS-Petrogaz ñu ne leen ñaata bloc ngeen joxe ñu ne joxe nañ 19 bloc 19 bloc yi kan ak kan lañ ko jox ñu ne jox nañ ko entreprise diw contrat yi anamu ñu ne mi ngi nii lan ngeen signé teg ñoom ñu ne lii la ci Sénégal am lii la ñu signé bu ko defee loolu kayit yooyu opposition bi jël ko càmbar ko saytu ko xam ñaata la ci Sénégal am ñaata lañ ci perte nan la waroon a doxale bu loolu matee nag ñu door a taxaw ak sénégalais yi dellu siwaat ne leen joxe nañ 19 blocs ci réew mi nii lañ ko joxee nii lañ ko joxee lii la ci Sénégal am lii la ci Sénégal perte mbir mi noonu la noonu laa ko gisee de Mamadou Thiam Bambi Bas nii laa ko gisee Thomas Assane Diagne mais duwul ne rek aca génn leen ngeen dem du loolu de du rek génn leen ngeen dem déedéet wala ku génnul nga saaga ko ndey c'est pas ça du ko génnul rek nga saaga ndeyam ne way bëggul réew mi xeexalul askan bi te yow mi koy wax yaa nga toog ci say clim toog ca bitim réew ban sens la am loolu ça n'a pas de sens li ngay wax amul sens il faut que ñu leeral sénégalais yi man duma waxee ci populisme man duma waxee ci farfarloo man duma waxee ci soxore nit man lii dëgg laay jéem a expliquer sénégalais yi lii dëgg laay jéem a expliquer sénégalais yi dama bëgg nit ñi teey ci mbir mii nañ bàyyi rek buñ jógee rek ñu ne aca yuuxu leen place de l'Obélisque aca dem leen aca ku yuuxuwul rek doo patriote aca ku génnul xeex rek yow da ngaa bañ Sénégal non Sénégal nga ñenn ñi saaga la ndey ñenn ñi diaboliser loolu ku ñàkk xel moo koy wax mais ku am xel di nga xam ne 19 blocs ñu joxe ko ci réew mi yow ñaari bloc rek ngay manifester li bii si génne rek ngay manifester ana yeneen 17 yi lu tax lijjanti woo ko doo lijjanti waale or bi doo lijjanti waale zircon bi doo lijjanti waale phosphate bi doo lijjanti waale fer bi mais loolu yëpp yow fàtte nga ko parce que coowal pétrole rëy na rek ay pétrole bi sama 400 000 bu ko defee yow nga ciy profité di musique di ci fo da ngay dem ba def ko fo day dem ba ñàkk fayda sax si bas day dem ba ñàkk fayda kenn waxul nañ nëbb coowal pétrole bi déedéet au contraire nañ ko xeex mais nañ ko xeexee ak intelligence parce que mënuloo jóg fii ne da ngay déjjati palais bi mënuloo ko ku ko waxit waxoo dëgg mënuloo génn fii dajale lu mat 600 personnes manifestation yi ngi gis yëpp mënuñu dajale 600 personnes naka ngay génnee naan da ngay déjjati ji ab palais mënta ne kon intelligence ngay demee intelligence mooy lan ñoom ñi nga xam ne ñoo joxe pétrole bi COS-Petrogaz tañ fal leen teg leen fi ñoom la opposition bi di toogal ne leen ana contrat yi ñu génne leen duñ ay dof contrat kay bu ñu leen ko joxee yéen ñi nga xam ne yéen opposition bi am ngeen seeni expert en pétrole am ngeen seeni expert en gaz am ngeen seeni expert en fer am ngeen seeni expert en leneen ak leneen
bu ngeen demee toog ak ñoom ñu ne leen joxe nañ 19 blocs joxe nañ ko nii contrat yaa ngi nii ngeen càmbar ko su fekkee loolu ñu joxe lépp du dëgg ngeen génnaat nag ñëwaat conférence de presse wala wootewaat manifestation ne li ñu joxe ci 17 blocs yi jaaduwul nii la demee nii la demee nii la demee leeral ko askan wi bu jaree ay plainte ñu def ay plainte bu jaree topp ko ñu topp ko mais nag duwul ne rek da ngay toog fële waaye diw génnul il faut nii il faut na ñi nga xam ne dàq ginaar waxaale ci seen soxla la bëgg nañoo gis Idrissa wala yooyu commencé waale bëgg ko ci sànniwaale ay xeer naan alors que Idrissa wax na ci gaz bi wax na ci pétrole bi wax na ci zircon bi wax na ci phosphate bi lu ci nekk détaillé na ko en français comme en wolof wax ci waxati ci magum 60 ans nag nga xam ne mature na ñor na bokkul ak xaleb 40 ans boo xam ne day dem ànd ak yow taxaw ci mbedd yi di daw déedéet Idrissa du ko def am na ñooy def loolu laa bëgg a wax ses détracteurs non Tra du ma fanatique gu Idrissa Seck de déedéet Tra mais dama bëgg ñu waxtaan ci xel Tra dama bëgg ñu waxtaan ci xel Aïssatou Gueye ñu waxtaan ci xel ci xel rek selon vous selon man dama leen di concéder ngeen poser ay questions amul benn problème mën naa leen tontu ci lépp ñun dañ fi nekk ñun am nañ 40 ans jëm 42 ans am suñuy nawle maaseeg Barthélemy Diaz maaseeg Sonko maaseeg Cheikh Bamba Dièye maaseeg ñoom Thierno Bocoum maaseeg ñooñu génération googu ñooy suñuy génération ñun ñoo war a taxaw ñu génn ñu xeex bu xeex di am mais Idrissa Seck xeex na 30 ans xam nga Idrissa Seck lan lañ ko war a cërale fi ñu toll nii mooy dénk ko Sénégal mais kenn dootu ko dawloo loolu maa leen ko wax fii kenn dootu ko dawloo ci mbedd mi li mu war a def xam nga ki deful li mu war a def ki ci toll ñun ñoo ci toll ci 5 ans yi ci wër ci mbedd mi di daw ñu ñuy dóor ay lacrymogène Idrissa Seck dund na ko fanweeri at ba pare mënuloo fekk nag nit koo xam ne dund na li muy dund fanweeri at ba pare nga bëgg ko defal loolu nga bëgg ko defloowaat loolu yow waroo ko sax nangu ak jeune bu mu mënti doon war nga rus sax yow en tant que jeune yow génnuloo nga daw ci mbedd mi ñu dóor la lacrymogène nga di ko noyyi man maa ngi noyyi lacrymogène yi man maa ngi koy noyyi man maa ngi noyyi lacrymogène yi dóor dañ ma ko dóorati ma ko avant élection pas rek léegi ci pétrole bi am na ci ñoo xam ne léegi lañ génn ñu leen di dóori lacrymogène ci pétrole bi mais avant loolu ci processus électoral bi ci référendum bi ci parrainage bi biñ may dóor lacrymogène ma di ko noyyi am na ñoo xam ne génnuñu woon kon Idrissa du moom mooy génnati ci mbedd mi di taxaw di dem ci mbedd mi di daw yéen tamit Idrissa à 60 ans mat na sëkk pour ñu dénk ko réew mi foofu rek la toll léegi mais tollatul fu muy dawee ñu koy dóori lacrymogène déedéet ba mu amee 29 ans la ko nekk di def ba léegi mais doy na nag nañ ko wàccee ñun ñii di ay ndaw di ñun ñii di ay Sonko di ay Barthélemy Diaz di ay nangam ay ñooñu ñun ñu ci toll nañ daw jàkkaarloog nguuru Macky Sall defanteeg moom mais Idrissa Seck kilifa la seen kilifa la du moom mooy génn am 60 ans yu mat sëkk comme ci doonoon sa baay doog ko def loo oui si Idrissa Seck fi mu toll ci Sénégal ñu jël Sénégal jox ko mu jubal ko rek la kese du leneen amul leneen lu muy defati li muy wane na ko li muy wax na ko li mu mën wan na ko waa Sénégal li muy jëfit wan na ko waa Sénégal Idrissa jëf na wax na wane na ne c'est un véritable combattant depuis 15 ans ngi nii mi ngi nekk dans l'opposition constant fi mu nekkoon la nekk li mu doon wax lay wax lu leer laa leen wax constant laa leen wax 15 ans ngi nii 2004 ba suñ jonn yàlla tey Idrissa Seck fi mu nekkoon la nekk li mu doon wax lay wax 15 ans ngi nii kenn mënu koo changer loo discours kenn mënu koo changer loo yoonam te ba léegi mi ngi fi mu toogoon te kenn mënu laa génneel ne la Idrissa moo def lii kooku toll na foo xam ne fi mu toll nii il a 60 ans wane na xam-xam wane na njub wane na jullite kon dénk ko Sénégal rek moo ñu dese ci moom mais kenn dootu ko dawloo ci mbedd mi
kon yéen gone yi nga xamante ne bii dañ leen a yabal dem leen ngeen delluwaat ngeen wax seen ay chef yi leen yabal ngeen ne leen ne Idrissa am na ay doom am na ay rakk am na ay frères yu am xam-xam comme yéen yu leen jiitu ci politique gën leen ko xam ga ëpp leen fit war a mën a ànd ak yéen xeex bi ñëw leen ñu ànd xeex bi su ngeen bëggee loolooy dëgg de man j'appelle Ousmane Sonko, j'appelle Barthélémy Diaz, j'appelle Cheikh Bamba Dièye, j'appelle Thierno Bocoum, j'appelle jeunesse boobu ñëw leen ñu bokk xeex bi ñu xeex avenir u Sénégal loolu mooy dëgg. mais Idrissa Seck lam war a xeex na ko ba mu ca tollee lim war a joxe na ko lim war a wane na ko ci xam-xam wane ko ci jëf wane ko ci lépp. xam nga lu ko Sénégal deseel dénk ko Sénégal rek la Sénégal deseel Idrissa Seck mais deseelu du ko leneen ndax lim war a def na ko ñun ñoo des pour xeex boobu defanteeg policier ak defanteeg Macky Sall ak i naan lacrymogène ñun ñoo ko war a def mais Idrissa déroulé programme rek la war a def lii rek la mbokk yi One Love ñu ngi leen di tuubal di leen jégalu di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kàttanu sunu borom di wax ne ñëwoon nañ pour waxtaan ak yéen ci poñ yooyu yëpp di wax rek ne sunu mbokk yi li war ci Sénégal xam nañ ko li ñu war a def ci réew mi xam nañ ko kenn ku ne xam nañ yaay kan mooy kan ci réew mi ku ci nekk xam nañ yaa def lan fan nga toll lan mooy sa xam-xam lan mooy sa niveau lan mooy sa jaar-jaar xam ngeen lu ñu desee opposition bi gën a dajaloowaat morceau yi gën a booloo ngir gën a la pression mën a continuer ngir Macky Sall jóge fi loolu mooy li nga xamante ne bi mooy objectif bi loolu laay lancé di ci woo ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di leen souhaiter un bon week-end di leen ñaanal yàlla tawféex ak taysiir ak yokkute ñoo ngi leen di ñaanal yéen ñëpp jàmm di ko ñaanal ci réewu Sénégal di ko ñaanal Lions yi di ñaan Sénégal dama dem ba nekk réew moo xam ne justice bi day moom boppam di ñaan ci Sénégal day dama dem ba ñi nga xam ne ñoo war a wane yoon jub di ñaan Sénégal ñu dem ba police bi gendarmerie armée ñu formé leen ci éthique ci déontologie ba ñu mën a toppatoo sécurité askan bi di ñaan Sénégal nawet bi suñu borom dimbali ñu wàcce fi am ndox ndax jamono ji soxla nañ ko di baalu àq nit ñi di ñaan nit ñi ñu baalonte àq comme ni ko suñu kilifa diine yi waxantee nañ baalonte àq ci suñu biir nañ yéenante jàmm bu ñu soxorante bu ñu parparloo buñ ko defee rek suñu borom mën naa sotti yërmande ci réew mi ñu ngi leen tuubal di jégalu bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi jërë ngeen jëf One Love Bas jërëjëf Ablaye Diop ñi ànd ak man ak ñi àndut ak man ak ñëpp maa ngi leen di remercier c'est normal mënumaa def unanimité de kenn du def unanimité dans la vie yàlla sax bi mu wootee am na ñu bañ kon man aw ma problème pour ku àndut ak man fii l'essentiel bul saaga rek boo saagaa rek ma bloqué la man ku saaga rek ma bloqué la ci sama live te dootoo ci dugg parce que soxlawuñu ñooñu soxlawuñu nit ñu amul xel soxlawuñu ñoo xamante ne bii vraiment duñu wax ci xam-xam parce que kenn waxul ne man maa yore monopole dëgg man yoruma monopole dëgg de li ma gis rek laay wax sama gëm-gëm laay wax ak li ma yaakaar yàlla dong moo yor monopole dëgg te moom mi nga xam ne mooy suñu borom te yor monopole dëgg bi mu wootee am na ñu bañ kon man nekkul ne su ma waxee ñëpp a war a ànd ak man c'est normal te am na ñu dul ànd mais boo ci àndul aussi respecté naa sa choix mais yow tamit respecteel ma sama choix waaw yow tamit respecteel ma sama choix s'il vous plaît voilà lii rek la One Love jërëjëf jaajëf bëgg naa leen yéen ñëpp yal na leen yàlla defal tawféex yal na leen yàlla defal ndam kenn ku ne yàlla na la yàlla may xéwal yu baree bari ba nga moom sa bopp di wax li nga gëm li nga sentir te yàlla tax yal na leen yàlla may ay xéwal yi ñëpp yal na yàlla defal kenn ku ci nekk ndam ci li muy ut yal na leen yàlla jox xel mu ngeen di dégge yal na leen yàlla defal tawféex ak taysiir waaw jërë ngeen jëf One Love jërëjëf